Voilà, très bien ñu ngi ci chambre des métiers fii nga xam ne muy village artisanal bu Thiès jàkkaarloo ak président Amadou Makhtar Seye nekk kilifa bi nga xam ne moom moo ko jiite. mu nekk nag kuréel bu am solo ci wàllu économie. mais également ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu tourisme. voilà gis ngeen ko Covid 19 moom moo waral lii. tey ñu gis ñëpp dañu war a càmmante ak cet. maanaam règle d'hygiène yi nga xam ne moom la ñi nga xam ne mooy waa kër docteur yëgle pour rek ñu mën a daw jàngoro bi di coronavirus. li ni mel nag tey moo tax président Amadou Makhtar Seye ginnaaw bu président de la république Macky Sall décrété ab état d'urgence maanaam lépp rek tey dañ koy tënk ci ay waxtu maanaam diggante 20h ba 6h du matin dem ak dikk bi dañ koy dakkal mais tamit mbooleem loo xam ne rek dajaloo la wala rassemblement wala regroupement wala génte wala ci ak lu mu mënta doon rek luy dajale rek tey ay doomu aadama dañ koy dakkal ci suñu réew ngir xeex jàngoro bi di coronavirus. li ñu mel président Amadou Makhtar Seye yan kàddu nga ci yëkkati. merci beaucoup donc xanaa di d'abord masawu bépp doomu aadama bi nga xam ni rawatina Sénégalais yi ci maanaam mbas mi nga xam ni yàlla suñu borom moo ko indi. alors te xamuñu kañ la koy delloo wante nag ñu ngi féliciter d'abord président de la république mi nga xam ni tam bi loolu amee ba léegi mu ngi ciy def ay pos-pos yu mag a mag a mag ñun ñëpp ñu di ko gisandoo en collaboration ak ministre de la santé donc mbir la nag moo xam ni yàlla moo ko indi tey nag kenn amu ci benn solution budul suivre directive yi nga xam ni moom la gouvernement Sénégal joxe waaw en l'occurrence ministre de la santé wax na ni nit ñi nañu defaru kon man li may dénk sama mbokku artisan yi mooy mesures yi nga xam président wax na ko ministre de l'intérieur def arrêté dëggal ko ci lu bëree bëri na ko ñëpp respecté kenn ku nekk na nga préparé di fexe ba jël distance yi nga xam ni moom la mooy les distances réglementaires na nga aussi itam jël sa matuwaay ci wàllu hygiénité bi maanaam di raxasu ak saabu wala sel bi wala lu mën a doon nga koy raxasaayu ci saa yoo defee ay masque bi itam aussi fu mu ko laajee itam aussi nga mën ko jël di ko utiliser donc loolu moom moo ci xew. li ci des mooy la chambre de métier ci boppam tam dafay jéem a conformer wu ci ndigal yi nga xam ni tam autorités yi joxe nañ ko te mooy ñu jéem a def lu mel ni c'est maanaam lu ñu gën a vigilant ñu jéem ko def donc pour loolu tam aussi ñu ngi jël benn arrêté léegi benn décision léegi boo xam ne bii mooy tax ñuy liggéey ak service minimum bëgguñu tëj chambre de métier à 100% mais nag dinañ fi def benn service minimum boo xam ne bii léeg-léeg nit ñi ñëw ñu mën leen recevoir ci façon bi ko norme yi waxee en même temps aussi ñu mën ñi ci des di liggéey à distance waaw parce que kenn ku ne da nga tiimoon ci sa bureau loo war a liggéey mais léegi désormais kenn ku nekk fa nga dinañ la bàyyi nga nekk fu xam fa nga gën a mën a jekkoo sa kër wala feneen nga liggéey fa mais nag du tee secteur général bi moom dina fi nekk en permanent incha allah léegi ak beneen secrétaire bi nga xam ni moom moo fiy nekk donc lu jëm ci wàllu carte professionnelle yi itam nga xam ni dafa laaj ay jokkalante yu bari ak yooyu loolu itam ñu xaw a suspendre inscription bi ak retrait bi ba nga xam ni mesures yi xaw na méngoo ak temps déterminé bi nga xam ni joxe nañ ko su boobaa dem incha allah liggéey yooyu dina commencer waat di dox voilà donc. alors li ni mel. nekk lu am solo. ci mesures yi ngeen jël maanaam ci càmmonte ak cet gi. waaye tamit bañ a dakkal liggéey bi waaye wàññi ko ba nga xamante ne le minimum rek moom moo fiy dox. tey buñ doon xayma ci li nga xam ne mooy wàllu artisan parce que bu ñu wax artisan dañuy wax tailleur bi dañuy wax mécanique bi dañuy wax ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci artisanat. mais wax ñi nga xam ne dañuy defar ay objets. wala ay gadgets d'art di ko jaay ci li nga xam ne mooy village artisanal yi ci site touristique yi. tey bu ñu doon xayma ci wàllu impact. lan ngay wax. waaw parce que li may wax mooy d'abord mesures yi dafay toucher directement corps artisanal bi
moo xam artisanat production la tailleur yi ak ñeneen yi ci des yëpp nekk ci moo xam corps service la nga xam ni mécaniciens yi ak ñi yore salon coiffure yi ak yëpp ci la ñu nekk ak coiffeurs yi nga xam ni tey ñun ñëpp dañuy commencer di moytu visite moytu yooyu ñuy moytu mën na dem ba toucher leen leneen li ci gën a am solo tam te ñu war ko xam mooy mesures yu ñu jël ci niveau tourisme dafay toucher directement village artisanal d'art l'artisanat d'art lay toucher directement plus particulièrement village artisanaux yi lu demee ni village artisanal Thiès bi tey gisatuñu benn fréquentation boo xam bi seeni client potentiel muy les touristes ñu ngi fiy ñëw bu dee ci village artisanal bu Saly aussi gisatuñu ko fa te loolu yëpp ay mesures la yoo xam ni manque à gagner bi ñuy xayma donc ñu ngi koy gën a tudd ci domaine culture mais dafa law ba ci biir l'artisanat bu ko defee loolu tam aussi ñu mën koo xalaataale jëlaale ko en compte ñu leen di masawu ñoom ñëpp ci lii nga xam ni kenn tegu ko kenn yàlla moo ko teg ñëpp mu tiim ñëpp gouvernement bi ci def li nga xam moom la ci war a def gouverneur de la région tam aussi ñu koy ndokkeel di ko sargal ñoom it ak l'autorité administrative yi fi nekk yëpp ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko depuis booba ak léegi di jéem a sommonte ak di jéem a soññu nit ñi pour ñu mën a doxal li nga xam ne lii moo ñu lañ jàpp ni mooñ ci mën a musal kon nag damay ñaan ci terminé mooy yàlla nañ yàlla musal ci situation bii ñu nekk yàlla nañ ci yàlla musal te yàlla bu ci benn doomu aadama ñàkk bakkan te it yàlla na ko yàlla gaaw delloo fu mu jëme ci àdduna bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. Très bien président benn laaj bu mujj rek. muy mbas mi. tey couvre-feu bi ñu def. diggante 6 heures du matin. ba 20 heures maanaam bu 20 heures tàmbalee. oui. artisan dañuy gis ne dañuy guddee wàcc. seen atelier yi ak tëjëg yooyu. ban message nga leen di lancer. oui parce que xam nga couvre-feu bi dañu wax ni dem na ba 20 heures 20 heures kuy liggéey boo demee ba 6 heures na nga mesurer distance bi ngay def pour egg sa kër. nga fexe ba xam ni 20 heures du la fekk ci biti ndax loolu tam bokk na ci li ñuy dimbali ñun mais bokk na ci ñiy saytu sécurité publique bi tam bokk na ci dimbali leen ñu respecter charte yu mel noonu li nga xam tam mooy lu jëm ci wàllu oto yi tam voiture chambre de métier yi jël nañu disposition yi ci war pour chauffeur yi jël seen masque mais nag travail minimum comme ni ma ko waxoon noonu la ñuy waxee encore mais li gën a am solo mooy kuy xëy na nga xaar ba gis sa wewu tànk nga xam ni 6 heures passé na mu leer la ni 6 heures passé na nga mën a dem xëy dem ci sa liggéey boo toogee ba 5 heures et demi 6 heures tam nga xam ni léegi jamono bi waxtu woowu leen mu jot nga mën a daw delluwaat ci sa yitte ndax am na ñu nga xam mënuñu toog bàyyi seen place il faut que ñu dem liggéey pour tedd waaye nag mesures yi nga xam ne ñu ngi koy xalaat tam aussi. lu mu ci mën a doon dina tax ñoom ñu gën a mën a jékku jamono bi pour régler yenn situation yi en tout cas ñu ngi ñaax ñëpp ci rawatina artisans yi pour que ñu xayma te respecter di dispositifs yi nga xam ni mooy les dispositions réglementaires yi nga xam ni wax nañ ni mën nañ ñu sàmm ci jàngoro boobu. alors très bien président Amadou Makhtar Seye mu mel ni rek am na kuréel boo xamante ne yëkkati na raaya teg ko sa loxo ñu bëgg nga wax ñu lan moo waral parce que 9 avril ngeen waroon def cérémonie bi muy remise en tant qu'ambassadeur de la paix ñu bëgg nga wax ñu kuréel bi ak tànneef bi ñu jaar ba tànn la def la ko ak tamit lan moo waral nga arrêté li nga xam ne mooy cérémonie bi. waaw merci beaucoup xam nga dëkk moom bu fekkee dara dafa xew il faut que dañuy respecté wu rek dañuy tënku rek ci sartu yi. dañu ma nommé depuis 27 septembre mais ñu ngi ma ko yëgal ci janvier bi ni man dañ ma nommé décerné ambassadeur de la paix loolu tam nekk na xew-xew bu mag boo xam dañ ma war a fekk si fii à Thiès jox ma distinction bi jox ma trophée yi loolu nag nar na nekk manifestation bu mag boo xam ni réew mi yëpp ñoo koy bokk incha allahu ndax ñu ngi ko décidé depuis Los Angeles par CPPI waaw kuréel bu mag bu nekk Los Angeles ñoom ñoo ma décerné loolu jaarale ko ci seeni antenne fii kon maa ngi sant yàlla ci loolu bu baax donc di ñaan ñëpp bokkoo man wante ñu xam ni date bi le 9 avril lañ ko jàppoon mais jotoon naa bëgg a lancer lettre yëpp mais dama ko mujj suspendre ba jëmmi jamono ba nga xam ni lii ñu nekk nii yàlla delloosi nañ ci jàmm bi ñu soxla ak lépp bu boobaa daañu ko célébrer
bu boobaa itam képp ku mu concerné ci doomu réew mi doomu dëkk bi surtout dinañ la impliqué ba nga xam ni manifestation boobu dinañ ko célébrer ci kaw ni mu toll quoi incha allah. Voilà, merci.